asalaamaaleykum mbokk yi dal leen nag jàmm fii ci Sud FM xibaaru benn waxtu ñu lëkkaloo seek suñuy diwaan ñu wax ci lu ci gën a fës. bokk na ca Ndar foofee nga xamante ne nag quartier bi di Pikine ñoom ñu ngi ci dëj ni ki démb ndax ñaar fukki ndaw yoo xamante ne ñu ngi doon jël gaal yi ngir dem Europe ñoo daal di ñàkk seeni bakkan ci benn accident bi amoon ni ki démb foofee ca géej gi. dinañ ci teewlu suñu reporter di Yves Tendeng ci ndorteelu xibaar yi. ba tey ci wàllub mbëkk moomee loole nag di gën a law ndax ci benn ci ay bés bi rek waa OIM di organisation waa OIM ñoom ñi daal nañuy wàññi rek juróomi junniy départ ak juróomi téeméeri ndaw yoo xamante ne jëloon nañu gaal gi yoo xam ne jàpp nañ leen bu ñu sukkandikoo ci waa OIM di office international pour les migrations dem yooyu nag am ay njeexital yu bon ci njaboot yi nga xamante ne fi mu nekk nii xamuñu lu ñuy def di ngeen déglu kii di directrice exécutive bu Partners West Africa Sénégal di professeur Adjaratou Waxa Aïdara Ndiaye moo nekkoon tey ji ganop objection ci wàllub wérgu yaram coronavirus mu ngi gën a nag wàññeeku fii ci Sénégal ni ki tey nag juróom-ñetti nit dong lañu wàññi ne ñoom ñoo amee bi lay wopp ñu nekk ci hôpital nag toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom dinañ ci toftal xibaaru bitim réew buñ ci noppee dalal Josette Kali ci wàllub rétrospective di xibaar yu gën a fës ci ay benn ci ay bés yi dal leen ak jàmm. dañuy dem ca Ndar fekk ji Yves Tendeng ci ñu ndaw lu ñu fa toogal Yves ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Khady Sène. waaw foofee ca Ndar gox bi di Pikine ñoom nag ñu ngi ci dëj ni ki démb ndax ñaar fukki ndaw yoo xamante ne dañoo jëloon gaal yi rek bëgg a dem Europe ñoo ñàkk seen bakkan. waaw Khady Sène ni ko waxee noonu la daanaka ci tiis ak nakar gu rëy rëy ñi nga xam ne ñoom ñooy askan nga yeewoo ci Pikine ba Sénégal tey jii ci suba ginnaaw démb li nga xam ne gën xibaar dégg nañ ko ci lu jëm ci mbirum ndaw yi nga xam ne ni amoon nañ accident fële ci biir géej doon nag wuti ji fële ca biti réew muy ay maanaam ay candidat ci lu jëm ci mbirum mbëkk mi ba tax na rek tey ci suba ñu daal di rek jage benn njaboot bi nga xam ne ni mooy njabootu kii nga xam ne mooy dem ci yàlla Abdoulaye Anne bokkoon ci ndaw yooyu nga xam ni dañoo daal di rek lakku ci biir gaal boobule ba tax na rek ñu fekk fa tiis ak naka gu rëy a rëy ci biir kër gi fekk fa nag ñëpp mbooloo mépp ñu ngi toog yeneen askan wi maanaam ñi nga xam ñoom ñoo mooy ñu en voisinage bi maanaam ñuy dëkk ci diwaan googee di dugg ak i génn ñoo rek jaale njaboot googule ñuy xam ne ne moom mi lay di Abdoulaye Anne daanaka ndaw la bu nga xam ne ni ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci baayam ndaw la bu nga xam ne daanaka dafa amoon respect ci doomi aadama dafa yaru woon te bëggoon liggéey donte sax daa amuloon liggéey bu dëgër waaye nag dafa doon jàpp rek ndaxte rek mu ngi amoon ñaari soxna ak ay bant ba tax na rek ku dégourdi la woon daanaka dafa doon dugg génn ngir def rek lépp bu dul gi nga xam ne moom mooy nekk ci kattanam ngir mën a indi dara ci biir njaboot gi ba tax na rek moom ñoom nee nañu bi muy bàyyeeku ci kër gi jëmale ca Mbour ngir jëlee fa départ daanaka ñoom kenn yéegu ko dafa daal di rek tàggoo mu ngi génn te ñëw donc ci la daal di rek dem dellu seetul loolee nag di tiis ak nakar gi nga xam ne nemmeeku nañu ko itam ci ki nga xam ne ni mooy yaayam moom nee na li mu xam ne moo di rek ñaan nguur gi mu def kéemtalaay kattanam ngir jàppale ndaw yi ci ay xëy ndaxte loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy tax ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi di daal rek wuti ji biti réew ba tax na rek jamono ji ñuy nemeeku sax wala sax ñuy xayma lu war a jage wala lu ko ëpp ñaari fukk ci ay ndaw yi nga xam ne ñoo ngi doon yeewoo ci quartier boobule di Pikine te nga xam ne bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci boobule gaal ba tax na mbir mi daal di rek indiwaat ci table bi mbirum li nga xam ne moom mooy mbëkk mi nga xam ne jamono ji bëri na li ñuy fara nemmeeku ay nit ñu nga xam ni dañuy fara bëgg rek wuti ji biti réew te alkaati yi policiers yi wala gendarme yi di leen fara a teg loxo loolu li ñu mën a jàpp daal en tout cas ci li nga xamante ne moom moo xew jamono ji fii ci Pikine muy quartier bi nga xam ni daanaka bëri na daal ay ndaw yi nga xam ni daanaka ñàkk na leen muy ay ndaw yi nga xam dañ doon jéem a wuti ji biti réew ci gaal jaare ko nag ci gaal yi ci biir géej
waaye loolu mujjewul antu accident bi nga xam ne am na ci booru fi nga xamante ne moom mooy ca Mbour ba tax ne rek jamono ji ñuy xayma lu toll ci lu ëpp ñaari fukk ci ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi doon yeewoo fii ci quartier bu Pikine mu doon tiis ak nakar bu nga xam ne ni askan dafa yeewoo nañ ci tey ji ci suba Khady Sène fii ci diwaan gi doon Yves Tendeng doon jokkoo ak yéen pour Sud FM. muy lu doy waar Yves Tendeng ñu koy jaajëfal mbëkk moom ni nag di gën a law ndax jàpp leen ci benn ci ay bés l'idée migration clandestine juróomi junni départ ak juróomi téeméeri ñoo xamante ne jël nañ gaal bi di dem lañu rek daal di teg loxo loolee di waa office international pour les migrations moo ko daal di xamle muy lu doy waar ñu ngi sukkandiku ci directrice exécutive bu partenaires West Africa Sénégal bu ñu sukkandiku ci moom mi di ajaratu professeur ajaratu Waxa Aidara Ndiaye njaboot yi fi mu nekk ni jaaxle nañu ndaw yi kenn xamatul fu ñuy dem tey ji la ko daal di xamle ci émission objection ci la daal di wax sax fi nga xamante ni mooy bërëb yi nga xamante ni moom la ndaw yi di jël ngir rek jëlee fa départ tey la ko xamle ci émission objection ak Baye Oumar Gueye daal dina ci wax tamit moom professeur Ajaratu Waxa Aidara Ndiaye ci wàllub li di màggalub fanweer ak benn ci weer bi ci weeru octobre li nga xamante ni mooy adoption résolution 1325 bu conseil de sécurité ñeel jigéen ñi ak wàllub jàmm ak sécurité moom la ñuy waaj màggal te nag gis nañu ne jigéen ñi ñoom ñooy gën a sonn bu guerre amee ci Afrique ci wàllub koom dinañ ci ñàkk rek ñetti téeméeri milliards ci ay dollars diggante 1990 ak 2000 loole lañ ci ñàkk ci ay dollars loole nag moo tax ñu daal di andi résolution 1325 émission boobu ngeen ko dégluwaat ci suñu site www.sudfmsenradio.com. ñu wax ci wàllub coronavirus fii ci Sénégal ci dibeer gi nag juróom ñetti nit dong la ñu daal di woñu ne ñoo amee bile feebar ñi nga xamante ne nag ñoo nekk ca l'hôpital di faju fi mu nekk nii wàcc nañu junni le point kii nga xamante ni mooy docteur Mamadou Ndiaye la ñuy àndal mooy directeur de la prévention. ci junni ak fukk ak juróom ñaari test yi ñu def juróom ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñett cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew am nañ ci juróomi cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Dakar Plateau am ci benn Ouest Foire am ci benn Guédiawaye am ci benn Tivaouane am ci benn ak Thiès am ci benn juróom-ñeent fukk ak ñett si malade ñi entré woon hôpital wala ñi topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañ jot seen bopp bu ci yàlla àndee ñeent malade ñu nga réanimation benn malade ñàkkul bakkanam bésu démb gaaw ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn si ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñeent ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent wér nañ si ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci lalu hôpital yi wala ci biir kër yi nga xam ne docteur yi dañ leen a topp ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital wala ñiy topp ci kër yi yàlla may leen tan ba ñoom ñëpp bañ jot seen bopp ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi. ñu wax ci wàllub harcèlement ak violence yi ñuy gis ci wàllub këru liggéeykaay yi ak jote yeeg diggante njaatige yeeg seen liggéey ak ñi fay liggéeyee loolee di rek bébétu atelier de renforcement de capacité bi amoon na ca Kaolack muy ndaje boo xamante ne daal dinañu dajale fanweer ci ay représentants syndicats union nationale des travailleurs des industries alimentaires wàllub tabac ak yu ni mel fii ci Sénégal.
Sénégal dañ ci ànd ak Gorgui Pouy mooy secrétaire général syndicat des travailleurs ak membre union ci micro Mamadou Camara. UITA nga xam ne dafa nekk ci téeméeri réew ak ñaar fukk ci àdduna bi moo ñëw tey pour fekk si liggéeykat yi nga xam ne ñoo bokk ci confédération bi ci kaw la ngir former leen ci dans le cadre de la négociation collective ñu lancé wala tamit campagne bi nga xam ne mooy la convention C182 de l'OIT sur le harcèlement et la violence en milieu de travail ñu war a former liggéeykat yi ci nan la ñuy def ay techniques de négociation nañuy war a nekk seen diggante ak seen njaatige pour waxtaan yi gën a mën a dëkk négociation collective maanaam dafa am loo xam ne liggéeykat bi la njaatigeem ak état bi nga xam ne moom moo nekk at donc ñett ñooñu dañoo war a toog fu ñu toll di waxtaan ngir lu jëmal liggéeykat yi kanam liggéeykat nag fu mu nekk ci syndicat ngir xeex àqam ak yelleefam la bu boobaa nag njaate bi muy jàkkaarloo ak état bi nga xam ne moom moo fi ne ci diggante bi ñu mën di toog di waxtaan ngir yokkute mën a am ci liggéeykat yi ñu ci seen bopp mënumaa jàpp ne ñàkk yaatu am na ndax Sénégal gi ñu nekk nii ci 2020 mën a wax ne ñu ngi koy bundu xatal ci liggéeyam ndax am nañ ay textes yoo xam ne moo permettre liggéeyukaay bu ne nii la war a mel liggéey bu ne lii lañ ca war a joxe ak yelleefu liggéeykat mu la syndicat yi tamit dañuy veiller ci loolu ci respecté ak yelleefu liggéey mu nga tey liggéeykat bu ne ak entreprise am ay spécificité la mais de façon globale convention collective bi fi newoon nga xam ne moo si la liggéeykat yi déggoo ak njaatige yi ak état bi 82 la woon mais 2019 bi ñu génn mois de décembre lañ signé convention bu bees mu andi ay yeneen doxalin yu bees yeneen yokkute yi am ci diggante bi c'est-à-dire que mais entreprise boo xam ne am nga liggéey ëpp fukki liggéeykat yoon dafa ne war nga am li ñuy tuddee délégué du personnel bu boobaa ñooñu nag weer wu ne employeur war na leen recevoir lu mu bon benn yoon ñuy waxtaanee liggéey seen liggéeyukaay ak seen ak seen yelleef c'est-à-dire que ne waxtaan bi mënut a ñàkk il faut ñu continuer di waxtaan léegi liggéeykat bi nag fu mu toll bëgg na di jëm kanam di yokk bu baax mais yokkute bi nag day dem ci li nga xam ne par rapport ak mën-mën bëgg-bëgg yi loolu bi dañ koy waxtaanee rek loolu moo wax ñu andi loolu ci boobule atelier ki nga xamante ne mooy chef division yor wàllu négociation ak relation professionnelle daal dinay wax ne jote yooyu nag daal dinay gënoon a yokku ci jamonoy mbas mi di Covid-19 Moussa Sow inspecteur du travail de la sécurité sociale dañ koy teewlu ak Mamadou Camara. faaw ñu xam ne jaxasoo ci wàllum liggéey moom kenn warul jàpp ne mënut a am à chaque fois dafay am ci relation de travail ñaar ñuy jëflante ci wàllum liggéey rek quel que soit d'ailleurs même bu nekkul relation de travail mu nekk ñaar ñuy collaborer rek réeroo mun na am seen diggante te réeroo yooyu su amee am na ay services yoo xamante ne ñoo fi nekk pour que ñu mun a jéem a amener les parties à ce que ñu jubóo et boo xoolee situation climat bi amoon na ay conflits yu fi amoon ñu ko daan gérer mais mbas mi dafa gën a exacerber yenn affaire maanaam dafa gën a feeñal yenn difficultés yi mbas mi dafa ñëw feeñal yoo xamante ne ay insuffisance la ci réglementation bi ay lacunes yoo xamante ne danañ ko jéem a corriger surtout avec l'ensemble des acteurs et que boo xoolee toujours ci climat social bi ministère bi dafa am lu ñuy naan benn tableau de bord boo xam ne baromètre social national lañ koy woowe boo xamante ne dafa renfermer des informations inspection du travail à travers le pays ñooy remonter information yi buñ ko remonter dañuy xam la situation du climat au niveau national et que document yooyu ou information yooyu dañ koy porter à l'attention de la plus haute autorité à travers le conseil des ministres donc autorités yi dañuy xam li xew ci réew mi wala niveau de climat social bi fan la toll est-ce qu'il y a des mesures yu ñu war a jël pour mun a wàññi tension yeeg affaire yooyu noonu même si inspection mu ngi toujours sur le terrain pour jéem a wàññi tension yi faaw ñu xam ne am na ñoo xamante ne maîtriser nañ te ñu ngi appliquer te terewul ay difficulté day am parce que relation travail moo demee day am yoo xamante ne loi bi mun na ko bañ a mun a prévoir boo xoolee mbas mi ni mu demee kenn musu ko prévoir ci texte yi donc yooyu c'est des difficultés mais am na ñoo xamante ne nag dafa am même le niveau élémentaire ci réglementation bi xamuñu ko parce que peut-être seen niveau d'information seen niveau d'instruction agul foo xamante ne danañ mën a approprier de ces textes là pour mun ko mettre en œuvre te comme mbirum droit la des fois mun na xaw a technique ci ñenn ñi c'est des difficultés mais toujours est-il que il ñàkk a xam li texte yi di wundu mooy andi yenn difficultés yi. ñu wax ci wàllub politique ñi di libéraux yi nekk sa Ziguinchor ni ki démb nag daal di nañuy dajaloo ñoom ñi ànd ak maître Wade daal di woote waat ngir ñu booloo mu nekk occasion boo xamante ne nag dañ ci doon waxtaanee wàllub njaayum carte gi ak élection locale yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal libéraux yooyu nag di artu président Macky Sall ci ñetteelub mandat Toussaint Manga dañ koy moom di responsable PDS à Ziguinchor dañ koy teewlu ak Ignace Ndeye. waaw xam nga question troisième mandat bi sax jàpp naa ni sax loolu lu frankulaay la bu yàgg parce que ñun dara dérangé wu ñu pour wax ci mbirum troisième mandat bi 2012 bu wax bi tàmbalee Macky Sall ak ay ñoñoom dañoo taxaw ne président Abdoulaye amul droit def troisième mandat mu jaraloon Macky Sall ne moom day jël mer gàddoom dem fanaani Obélix pour bañ troisième mandat parce que fa jàpp ni c'est illégal mu jaraloon Macky Sall jël kaddu ne na militant yi préparé pour dem déloger Abdoulaye parce que loolu dafa illégal yàlla lu muy def rek mu fal ko Macky Sall taxaw wax Sénégalais yi ne leen ñaar mandat laay def bu njëkk bi dafa leen may wàññi sama mandat faax respecté wul
kàdduwam mu ne ñaar mandat laay def d'ailleurs naa organiser constitution buy modifier référendum buy modifier constitution bi si biir référendum bi dinaa soppi ay dispositifs yoo xam ne dinañ ko tënk wax ni kenn dootu fi defati ñaar mandat yu toppalante bañ na ko ba si moom si bi livre am daa bind ne benn mandat laa am maa ngi bëgg ñaanaat deuxième mandat su ma mayee deuxième mandat boobu mooy sama deuxième ak bu mujj fii Sénégal kooku bu toogee ba tey mu war a xool sénégalais yi bët ak bët ñeme ne leen ni xamuma naa defool di ma def deuxième mandat dama jàpp ni boppam lay nax Macky na xam ni kenn du ko may chance bu muy defee troisième candidature am mais na xam ni ay nit yu koy topp di ko ne mën nga nekk candidat dañ koy nax parce que ñooñu jàpp nañu mënuñu exister politiquement tant que Macky Sall neew fii pour ñoom bu fi Macky Sall nekkee rek ci la ñuy exister bu fi Macky Sall jógee rek ñoom dee nañu moo waral ñu ciy jàpp di ko nax di ko bëgg a dugal si am guute boo xam ne bu ci duggee du ci génn parce que sénégalais yi am nañu fulla am nañu jom kenn yabu leen ba nga war leen di këli-këlee heure bu la neex nga ne da ngay def 2 mandats ou bien da ngay def 3e mandat loolu na dugg si nopp Macky Sall bu amee ay conseil ñi wax ko na xam ni 2024 na tànn kenn si moom mu bokk si bëre bi bu tànnee keneen tamit lu leer ba leer mooy 2024 alternance day am. PDS premier objectif am mooy reconquérir maire yi Sénégal yëpp loolu mooy suñu objectif ñun. loolu moo waral jàpp naa ni man bu ma koy wax sax loolu waxaguma ko sax ci cadre électoral bi déjà parce que maa ngi koy wax ci ay fan yu bëre moo dañu war a ànd opposé wu ba pare ànd xeex Macky Sall ba pare ànd xool ni ñu organiser élection ak ka lañ koy organiser ba pare bu jaree ñu ànd daaneel Macky Sall ci élection ba benn commune du ko am fi Sénégal wala suñ ko war a may ñu compal ko benn ou ñaar rek ci Fatick ñu jël communes yi yëpp nangu ko waaja législative waaja présidentielle jox ko ay bagages am mu génn palais bi dem abal ñu. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew dañ koy dooree ak xeex yu amoon diggante xeex ca Daabu nekkee ca Abidjan ba fukk ak juróom-benn nit daal di si ñàkk seeni bakkan juróom-benn fukk ak juróom-ñaar nit am ci ay gaañu-gaañu bu ñu sukkandikoo seen jëriñ gu yor wàllub kaaraange di Vagondo Diomandé bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey juróom fukk ak ñaari nit ñoo rek lañ daal di teg loxo ak fukk ak ñaari fusil situation boobee nag tax na ba jël nañu ay takk der daal di lañuy teg foofee ca Daabu daal di ci dolli ak couvre-feu foofee ca Daabu ba tey fi nga xamante ne nag lu bëri daal di na fay yàqu. ci wàllub coronavirus Italie daal di nay jël ay dogal yu bees ngir xeex ko daal di nañuy rek tëj cinéma yeeg théâtre yi. gannaaw bu ñu fësalee ay lim ne contamination yu bees yi dafa rek jéggi dayoo maanaam ñu ko am fi mu nekk ni ci dëkk ba dafa tàmbaliwaat bëri ba tax na nag service yu premier ministre bi daal di jël yooyu le dogal ne théâtre yeeg cinéma yi salle de gym yi piscine yeeg yëpp dañ koy tëj ak li di bar yeeg restaurant yi ñoom mën nañ tàmbalee dox bu rek juróom benn waxtu ci ngoon jotee ba noppi. loolee di ay dogal yoo xamante ne jël nañ ko naam sax amoon na ay manifestation foofee ca Rome. ñu dalal Josette Kali ci wàllub xibaar yu gën a fës ci benn ci ay bés yi ñu teewlu ko. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. présidentielle ca Guinée Alpha Condé moo jiitu ak lu toll ci téeméer goo jël juróom fukki ak juróom-ñeent yi loole mooy résultat yu njëkk yi seeni fësal ci gaawo gi Cellou Dalein Diallo moom mu ngi am téeméer goo jël fanweer ak ñett yi ci ay baat lu ci mënti am opposant bi di Cellou Dalein Diallo mu ngi contesté yooyee résultat nga xamante ni commission électorale nationale indépendante bi fësal na ko. mu di ay résultats yoo xamante ni bu ñu moytuwul dina dugal Guinée ci guuta loolee tax institution africaine yi war nañu taxaw temb ba indi jàmm foofee ca Guinée laata nag ñuy tax ba jihadistes yi di dugg foofee ndax ci mbir yu ni mel la ñuy yàkkamti wone seen bopp loolee mooy kaddu Alioune Tine di fondateur bu Afrikajom Center ñu teewlu ko. résultats yi day bettuma boo gisee njëlbéen gi ni mu commencé ak référendum bi pour def li ñuy wax 3e mandat. ak li mu jur ci fitna ak bakkan yu rot xamoon nañ ne bu ñu ñëwee ci ay élections yi du ñu am ay élections yoo xam ni dina leer te loolu it gis nañ ko li ñuy wax confiance amul ci élection te élection confiance moo ci am te bu ñu demee ba nga xam ne toll nañu fii tamit ci biir Guinée war nañoo xam lenn mooy 3e mandat léegi moo yées li ñuy wax coup d'état militaire te amul paj li nga xam ne nag moo nekk ci seen biir réew
te benn décision mënuñ ko jël loolu nag tamit indi na feebar bu rëy ci CEDEAO ça veut dire que il faut ñu réformer CEDEAO il faut que ñuy jël décision ñi nga xam ne ñoo am ci organes yi ñu bañ a nekk ay nit ñoo xam ne ay politique lañ wala dañuy parparloo te li nga xam ne mooy am tey Guinée non seulement bettuñu mais buñ ko booleeg li nga xam ne moo am Côte d'Ivoire lii ñu wax diwaanu Afrique de l'Ouest mën na tàkk fi mu ne nii ñu ngi ci situation boo xam ne situation bu graaw a graaw la ndax ñii nga xam ne ñu ngi leen tuddee djihadistes yi te ñu sonal waa Mali sonal waa Niger sonal waa Burkina Faso ba pare di menacer toute l'Afrique de l'Ouest ñoom dañuy jonkoon rek toog di xaar bu réew yi demee ba nga xam ne nasax nañu ci seen biir ñi ngay xeexoo di xuloo am fitna ñu ne réew mi de tey léegi dëgg-dëgg kii na sonn na xaaral ñu dal seen kaw donc il faut ñu xalaat loolu mbir mi mbiru africain de l'Ouest yépp dinañu tàmbaliwaat di amal mees yi ndànk-ndànk ci diocèse u Sénégal yi yépp lu ko dalee benn fan ci weeru novembre bi église yi dinañ ko ubbilaat nit ñi waaye ci yemale ñii di teewee célébration eucharistique yi ngir mën a wàcc woo ak lépp loo xamante ni geste barrière la ci wàllum xeexub mbas mi ñu teewlu ci loolu Monseigneur Benjamin Ndiaye di archevêque bu Dakar. Considérant avec intérêt ginnaaw bi nga xamee ne xool nañu bu baax feebar bi ni muy wàllantee te ñu gis ne wàcc na bu baax ci suñu réew boobaak léegi am na benn weer ginnaaw bi nga xamee tamit déglu nañu xalaatu ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak taxawaay yi nga xam ne jël nañu ko ci waaye tamit taxawaay tem bi nga xam ne ñii nga xam ne it ñoo yor diocèse yi ak paroisse yi am nañu ko nga xam ne jël nañ matukaay yépp ba nga xam ne feebar bi du law ni ko waa kër docteur digle namm gi nga xam ne yi tamit ñii di jaamu yàlla ci suñu jàngu yi yàkkamte nañu amal ko te nga xam ne ay weer a ngi nii demuñu ci jàngu yooyu ngir jaamu seen borom ñun ñi nga xam ne nag ñoo di seen njiit ci l'église bi ginnaaw bi ñu sante yàlla di ko ñaan mu dollil ñu xéewal daañu commencé nag di dem mees ci fi nga xam ne mooy bërëb bi ñu ko daan defee loolu nag ndànk-ndànk lay doon ginnaaw bi nga xamee ne bëgg nañu koo defee ni ko waa kër docteur digalee loolu nag daañu ko door ci benn fan ci weeru novembre waaye tamit dinañ bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ci jàngu yi muy pasteur yi fa nekk ñu xool nag doxalin bi nan lañ koy defee ba nga xam ne képp ku fay ñëw jàngoro ji du la dal te it doo ko wàll kenn ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax bi mu ñu mayee ñu mën a dellu si waat bu fekkee ne nag wàllu dëj yi la dinañu bàyyi njaboot gu nekk mu xool ni mu koy defee te it ñu def ko nu mu gën a yombee nu mu gën a simple ba benn dajaloo du mën a am bay andi gàllankoor ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ñu xamal leen rek dogal yi nga xam ne jël nañu ko du yàq dara ci taxawaay bi nga xam ne amoon nañu ko ngir wekk ñi nga xam ne ñoo bokk ci suñu communauté muy képp koo xam ne da nga gëm suñu borom ak yonent yàlla Insa su ko defee feebar bi bañ laa dal wala it nga koy wàll kenn ñu ngi leen di sant di leen gërëm. La santé et la vie de nos concitoyens. ñu fàttali leen ni père évêque yu conférence épiscopale bi ñoo tëjoon jàngu yi fii ci Sénégal ci weeru mars ba nëga nii. Covid-19 fii ci Sénégal léegi képp nit ku nar a yegsi ci réew mi faaw nga am test négatif boo xamante ni lu mu bon bon dina def juróomi fan bile dogal ñi ko fësal moo di ñi yor wàllum wér-gu-yaram ci réew mi ci ndorteelu benn ci ayubés bi liñ ci jublu mooy xeex yokkutewu cas importé yi ñu nemmeeku ci ayubés yi ñu génn Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram. boo seetloo fan yi mujj li ñu wax cas importé dafa dellu si waat bu baax a baax si réew mi le 1er octobre ba le 19 compté nañ fi juróom-ñeent fukki cas importé ak benn si cas yi xamante ne ñoom la ñu am situation bu mel noonu dëkk dafa laaj taxaw seetlu jël ay mesures suñu collègue ministère bi xamante ne moom moo yor transport aérien si lënkaloo ak ministère de la santé jëloon na benn arrêté le 13 octobre 2020 pour ñu mën a taxaw si cas importé yooyu arrêté boobu dafa waroon entrer en vigueur le 1er novembre ku amul test boo xamante ne négatif compagnie yi amuñ droit indi la si réew mi mais bi ñu seetloo mbir yi ni muy demee danañu gisee pour que dès le 1er novembre boobu ñu def ko application boo xamante ne duñu xaar bon de képp ku amul test négatif dañu décider suba dootuloo mën a embarqué wu si avion yi pour ñëw Sénégal beneen mbir bi mooy circulaire bi nee na woon test yi xamante ne dañ ko laaj pour nga dugg réew mi muy RT PCR Covid 19 dañ waxoon délai bi juróom-ñaari fan lañ koy fixé li ñuy décider nag mooy test boobu durée de validité bi juróomi fan la boo gisee ñu jël ko nag pour gën a aar réew mi la
pour gën a taxaw ci xeex bi la. lii ñuy caxatee suuf si njiitum réew mi Macky Sall taxaw na temb ngir dakkal nii ñu koy defee ci domaine national bi faaw ñu dakkal njuuj njaaj gi ñuy nemmeeku ci joxe suuf yi ci bile phénomène nga xamante ni lu ci présidence di jot ay plainte bëri na lool njiitum réew mi Macky Sall mu ngi woo maire yi ak administration territoriale ngir xeex bi mën a mëtandi. alxames gi lañu doon amal édition bu njëkk bu bés bi ñu jagleel décentralisation ci réew mi président Macky Sall moo ko jiite ponk yu bëre élus locaux yi jot nañ ko faa yëkkati waaye bokk na ci bi ci gën a fës ci wàllum incohérence territoriale yi ñu nemmeeku Denisia Sambou. bëccëg bu njëkk bu ñu jagleel journée nationale décentralisation tax na nag association wu bokk moomeel yi yëkkati jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel lu toll ci fanweeri at a ngi nii Aliou Sall président association wu maire u Sénégal. le relèvement de l'indexation des wàllum relèvement li ñu dippee indexation état mi nga xam ne nag fanweeri at a ngi nii bokk moomeel yi di ci daw namm nañu nag ñu yokk ko ba ci téeméer boo jël fukk niki ni ñu ko amalee ci yenn réew yi nekk ci sous-région bi ñu delloo si waat budget consolidé d'investissement te bu weesu wàllu njàng meek njàngale mi ñu dugal ko yi tamit ci yeneen secteur lu ci mel ni wàllu wér-gu-yaram sport ak cosaan ak caada waaye tamit ñu taxawal PACASEN rural fexe ba mu bañ a am xaaj ak seen ci bokk moomeel wàllum contrat wu séddaleem ndox mi ci milieu rural nekk na yi tamit jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci élus locaux yi. Monsieur le Président de la République, vous avez fait beaucoup d'efforts en matière d'adduction d'eau, notamment en zone rurale. Mais il y a sérieusement un problème. Président def nga ay jéego yu rëy ci wàllum ndox rawatina ci zone rurale bi waaye wàllum ndox mi moom war nañ koo xoolaat duma sax cité ay région waaye kaawu Diourbel ak Thiès moom jéggi na daayo jafe na sax ñu am waxtaan ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum séddaleem ndox mi ak élus locaux yi ma jàpp ne nag wàllu googee tamit jar nañu xoolaat ko. Pour faire en sorte que la régularité de la concession en matière de distribution d'eau en zone rurale. ba mu jëlee kàddu Adama Diouf président union des associations des élus locaux moom dafa dellu si waat ci li ñu dippee incohérence territoriale yi président de la république man li ma bëgg wax mooy ni yenn communes yi bindoo rawatina nag capitale régionale wala capitale départementale bokk na ci lu mel ni Diourbel ndax man servir naa fa en tant que instituteur foofii nag dem na ba dëkk bi dafa commencé di xat damay wax itam pour yeneen capitale régionale wala commune régionale yi ci mel ni Pout Joal ak Mboro li may wax sax yow président yaa ma ko gën a xam loolu moom jar nañu jël ci ay mesures. Bref, je pense que monsieur le président ce n'est pas la peine mais c'est la mesure parce que vous le connaissez. édition bu njëkk bëccëg bi ñu jagleel wàllu journée nationale de la décentralisation maire ak président conseil départemental yu bëri teewoon nañu. bile édition bu njëkk jëm ci bëccëg gi ñu jagleel wàllum décentralisation ñu ngi ko amlee ca centre international de conférence Abdou Diouf bu nekkee ca Diamniadio. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. Josette Kali ñu lay jox dig daje dibéer bi di ñëw di ko jaajëfal mbokk yéen di leen di jaajëfal fi la ñu ndax képpee xibaar yi di jaajëfal Assane Thioune mu nekkoon ci xarala gi jàmm ak jàmm.